retrouver, chers amis internautes de saloumactu.com. Bienvenue dans votre émission Sunu Leader. Sunu Leader, l'émission purement politique. Donc ñu ngi fii tey ci diwaanu Médina Mbaba ngir dalal ak suñu leader politique di wuyoo ci turu Ahmadou Tambédou ñu gën ko xam ci Dame Tambédou di président mouvement bu mag président ISO interbusiness moom la ñuy dalal tey émission Sunu Leader. mooy émission bi nga xamante ni day daal di rek dugg ci sa koñ wala sa région dañu koy wax chaque jour fekk fa sa leader daal di waxtaan ak moom ci wàllu politique lépp lu ngeen soxla ci wàllu politique soxal réewum Sénégal dinañ leen ko jox waaye nag xam ngeen ne réew mi dafa toll ci ay jafe-jafe ñeel feebar bi ñu tuddee Covid 19. ñu door émission bi lépp loo xamante ni mesure de barrière daal di ko def avant ñu door bi la émission masque yeeg distance bi lépp danañ ko respecté lépp ngir ànd xeex coronavirus mu jógee ci réewum Sénégal ni ma leen ko waxee léegi nag noonu la ñu koy daal di amalee Ahmadou Tambédou tey mooy doon suñu gan ci biir émission suñu leader ngeen topp ñu jox leen ay réponse ci seen ay questions Ahmadou Tambédou ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullah Ndeye Amy maa ngi lay nuyu di la fay di nuyu waa Saloumactu yëpp di leen ziare di leen ndokkeel ci weeru koor yu weeru tedd bi di ñaan yàlla suñu borom mu defal ñu sutura yàlla nangul ñu suñu koor te yàlla barkeel ko feebar bii di Covid 19 coronavirus yàlla mbas moo xam ne nii yàlla suñu borom moo ko wàccee yàlla na ko yàlla jeexal ci adduna bi yëpp ci barki yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam. alors tey nga jiite mouvement mag depuis xaj na ay temps wala nga fàttali ñu jamono bi nga xamante ni ci nga sañcee lii di mouvement bi alors lan mooy origine mouvement bi ak lan moo tax nga def ko. waaw soxna Ndeye Amy man maa ngi tudd Ahmadou Tambédou ñi gën maa xam ci Dame Tambédou président mouvement mag mouvement ànd ak sa gox jiite itam société bii ñuy wax ISO interbusiness man maay directeur général bi. boo xam ne dafa ëmb ay ndaw yu bëri société bi itam am lu bëri lu muy def day def sécurité day def commerce day def mbay day def transport am na lu bëri daal loo xam ne société bi da koy def ñu ko tuddee ko ISO interbusiness mais li ci gën a fës nag moom mooy sécurité léegi li ma laaj ci mouvement bi di mag mouvement ànd ak sa gox bañ ko sosee léegi ren la ñetti at waaw li tax ñu sos ko nag mooy yàlla daf ñu boole ak soxna si ñuy wax ministre Mariama Sarr mu nekk maire Kaolack ñu nekkoon garde corps mu nekk ku am yitte nekk ku bëgg lu baax nekk ku bëgg Kaolack nekk ku bëgg doomu Kaolack nekk ku bëgg social léegi ñun ñu ànd ak moom ay at gis ne kii kan ñun am na beneen côté bu ñu ko mën a jàppalee bu nekkul garde corps ñu ne kon nañuy démissionné ci garde corps bi ñu créer mouvement politique loolu ma waral ñu démissionné ci garde corps bi léegi créer mouvement politique di ko jàppale ci wàllu politique am. alors mouvement bi est-ce que mën nañu gis ay réalisation parce que bi ngeen ko sampee ba léegi xaj na junñu nga ko léegi gis ay kàddu ñetti at alors ñetti at ci biir nga sanc mouvement boobu lan la mouvement bi di màkk daal di amal lu xam ne mën nañ ci teg suñu baaraam. waaw bëri na lool suñ ko naree wax émission bi ci foofu lay yem ci liñ jëf ci mouvement mag li mu def ci social ak li mu def ci askan wi suñ ko wax ci émission bi dina jeex te duñ jeexal mais li ci gën a fës rek bi ñuy def lancement bi madame la maire ministre Mariama Sarr moom moo présidé lancement bi am na matériel yu am solo yoo xam ne nii dañu ko joxoon pour ñu jox ko quartier yi nekk Kaolack muy matériel assainissement ay buvette ay roto ay pelle lépp loo xam ne nii quartier da koy soxla population da koy soxla pour assainissement rek ñu indi ko jox ko waa quartier bi léegi dem na ci lu 25 quartiers yoo xam ne quartier bu nekk am na loo bi la yóbbuloon loolu moo doon lancement bi bu ñu ci jógee ko ñi def ay social yoo xam ne dañuy seet ñi nga xam ne nii ñoo gën a néew doole ak daara yi ak ndonga daara yi di leen yóbbul ay ndimbal bu koor jotee dañuy joxe suñu sukaru koor di ko jox néew doole yi surtout daara yi ñi nga xam ne nii dañuy néew doole te ñun xamul li ñu waxoon rek ñun doomu daara lañ si daara lañ soxee ko moo li ñu am itam dañuy retourné yóbbuwaat ci daara yi loolu moo tax chaque année dañuy joxe ay ndogu di ko jox surtout weeru koor di ko jox ay daara di leen jox seen sukaru koor ren nag moom rawatina ci ndax jàngoro bi nga xam ne nii yàlla da suñu borom da ko wàccee muy coronavirus bi lëmbee réew mi lool ba pare andi impact bu rëy suñ si suñu commune suñ koom-koom léegi loolu moo taxoon ñun ñu doon ci dimbalante yenn mbokk yi nga xam ne ndongo daara lañ di leen indil ndogu ba pare jox leen ay matériel yu demee ne ay sel ak ay pël raxasukaay ak ay masque
ak lépp loo xam ne nii nit dina ko soxla ci këram ak et puis ci matuwaay li nga xam ne waa kër docteur ñoo ko digal pour jàngoro yi ñu indil ko seen mbokk taalibe yi jox leen ko. alors dinañ gis waat ci sax foofu nga laal léegi ak ndongo daara bi mais dañuy dugg ci wàllu politique xañ na contexte bi dañ koy orienté ci Covid 19 mais dinañ laal politique parce que mënul ñàkk ñu gis un leader comme Dame Tambédou am mouvement am ay jeunes derrière lui donc mu fas yéene jël partem seyal ko ci biir APR ànd ak Mariama Sarr alors lan moo waral loolu. waaw ñun yoruñu parti mouvement lañ yor mouvement politique la léegi mouvement bi day soutenir ministre Mariama Sarr mouvement bi ci APR la bokk ndax Mariama Sarr ci APR la bokk léegi mais mouvement bi madame la maire Mariama Sarr lay jàppale activité boo xam ne ñu ngi koy def rek li tax ñu koy def mooy madame la maire Mariama Sarr lépp luñ am ci parce que ñun lañ am ci politique ak lépp loo xam ne nii def nañ ko ci politique rek gannaaw yàlla ci moom la ko yàlla jaarale ndax moom la ñu yàlla booleel te et puis ñun moom la ñuy roy ndax niñ gisee mu fonk social ak ni mu fonkee askan wi loolu moo tax ñu dugg ci politique et puis lépp lu ñuy def ci social rek moom moo tax ñu koy def et puis ci ndimbalam itam lañ koy def. tey un leader comme Dame Tambédou mënul woon def mouvement daal di jël yoonu boppam puisque servir na ak Mariama Sarr pendant des années est-ce que mënuñ ko woon xaar aussi mu jël yoonu boppam am na ndaw ñi ci ginnaawam et puis am na potentialité bi est-ce que mënuñ ko woon xaar effectivement mu jël li nga xamante ni mooy yoonu boppam. waaw loolu mënoon a nekk mais ñun madame la maire Mariama Sarr moom la ñu yàlla booleel ñun ak ndaw yi ñu àndal ñëpp du man kenn man maa def choix bi parce que mouvement la ban dama ko jiite rek mais am nañ ndaw ñu am solo ñu fi nekk muy ay jigéen muy ay góor muy mag ak muy ay ndaw ñoo xam ne nii ñu am solo ñu am xam-xam lañ ñu bëgg seen dëkk ñu fonk seen dëkk mais ba ñu xoolee gis liggéey bi nga xam ne madame la maire Mariama Sarr mu ngi koy def fii ci Kaolack ak yéene bi nga xam ne am na ko ak bëgg Kaolack gi mu bëgg Kaolack ñu ne nañ ànd ak moom léegi loolu moo tax ñu ànd ak madame la maire Mariama Sarr mënoon nañu jaar suñu yoonu bopp mais dañ gis ne moom yoon bi mu jaar baax na te ba pare suñu kilifa la kon ñu topp ci koom ànd ak moom rek. bon yow jàpp nga ni Mariama Sarr yoon bi mu jël baax na ak ŋàññi gi nga xamante ne askanu Kaolack ñu ngi ko koy ŋàññi. waaw mais soxna Ndeya bi amul képp ci àdduna koo xam ne nii yaa ngi jaar fi yoonu baax te doo gis ay ŋàññi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moom mooy gën gi mbindeef lu nekk lañ ko wax suñu sëriñ bi Mawlana Cheikh al Islam nga xam ne macha allah international la lu nekk lu nekk lañ ko wax lu ne lañ ko wax moo tax képp ku jaar fi yoonu baax di nga am ay baat ñi nga xam ne ñooy wax mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg siège bi nga xam ne moom la nekk ñu bëgg koo jot toog ci ak ñi nga xam ne nii li baax yi nga xam ne moom lay def arrangé wu leen ndax bëgg nañu muy def lu bon ndax bu ëllëgee mu mën fay jookoo ñooñu ñaar ñooy nekk di wax mais mu ngi ci yoon bu baax et puis mu ngi ci yoon bu jub te gis nañ ne am nañ yaakaar gëm nañ ne moom moo gën ci Kaolack waaw am nañ bu baax a baax parce que li nga xam ne nii réalisation yi mu def Kaolack amul benn maire bu ko mos a def fii Kaolack. mais pourtant gars yi ñu ngi taxaw di ko ŋàññi parce que bu nawet gisee gis nañ jafe-jafe yi askanu Kaolack di dund alors am na yenn ci ay kàtt yoo xamante ne moom madame la maire duñ ngeen gis. mais kaddu askan bi la nag ñoom ñoo ko fësal ñoo ko wax parce que tout le temps dañuy wax di ñaxtu loolu. waaw dëgg la parce que boo waxee ne bi ñoom askan wi bu waxee ne askan wi ñoom ñoo ko wax madame la maire Mariama Sarr ñun avant ñu def politique rek fekk nañu ànd ak moom ñaari at nekk ay ëpp na sax ñaari at war na mat 5 ans ñu ànd ak moom nekk garde corps am mais fépp quartier ci Kaolack Mariama Sarr dëgg na fa tànkam te Mariama Sarr def na fa dara def na fa social ba pare def na fa investir na fa loo xam ne ci wàllu assainissement la wala mu nekk ci wàllu parce que boo xoolee ñun suñu koñ bi fi ñu dëgg nii rek toog nañ ñun ay ati at amuñ courant parce que ñun boolewuñu woon ci sax ci Kaolack mais madame la maire Mariama Sarr ba mu ñëwee sañ am courant léegi ñu ngi am ay lampes solaires te bëri na yeneen quartier yu bëri yoo xam ne nii lu ñu dalool ñun moo leen dal mais ci ay madame la maire Mariama Sarr si lañ amee li nga xam ne moom lañ war a am ci wàllu lampe ak wàllu assainissement lépp kon kooku mën nga ma may que ni assainissement bi des na parce que yaa ngi dëkk à tout près ci canal bi. maa ngi dëkk tout près ci canal assainissement bi des na mais ñu ngi ci bu baax a baax parce que projet bi nga xam ne nii moom la nekk nii muy pour ñu ub canal yi nekk Kaolack yëpp ñu ub leen et puis am na benn tali boo xam ne mu ngi jaar fii ci côté kii bi lay jaar côté kii bi ma dëkk yi nii muy canal bi tali boobu day continuer ba kawoon foofu bi ñu defaree tali ba pare dañ ko boole ubaale canal yëpp ba après benn ndox dootu taxawati fii Kaolack mbënn sax dootoo ko déggati fii Kaolack li muy def bu pare gis nga xaaxum li nga xam ne nii moom la fa def
bassin bi nga xam ne def nañ ko ci ak matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko ci incha allah li nga xam ne moom mooy mébétam ak yitteem bu paree dootoo déggati mbalit ci Kaolack wala dootoo fi déggati ndox mu taa wala dootoo ci dégg mbënn loolu nag bu toogoon rek wala duggul ci quartier yi xam li quartier yi di dund duggul ci population bi xam li ñuy dund kon du mën loolu mais moom dafa wàcc ci population bi xam la nañu dund et puis dafa dugg ci quartier yi Mariama Sarr avant muy nekk maire fekk na mu dugg mooy jamono yi nga xam ne ni président de la république jël na réew mi bees léegi yónni kenn ku nekk na dem sa dëkk foofu mbënn dafa bëri woon si jamono Ablaye Wade bi mu jëlee réew mi mbënn mi dafa sonaloon askanu Sénégal lool léegi président yónnee na kenn ku nekk na dem sa gox def ci la nga man Mariama Sarr dafa ñëw wàcc si région Kaolack liggéey fi liggéey bu am solo kër gu nekk mu dëgg fa tànkam xool jafe-jafe askan wi bu ko yàlla defee bu yàlla defee mu nekk maire fekk mu xam fi nga xam ne nii moom mooy métti ci Kaolack mu commencé di ko teg tànkam ba yàlla di ñuy dimbale am na lu bëri lu des nag mais am na lu bëri loo xam ne def nañ ko te incha allah ci kàttanu yàlla balaa bu ñu yàlla dimbalee moom amaat beneen mandat Kaolack dinañ gis seen bopp bu baax a baax. yaa ngi xaar Mariama Sarr amaat beneen mandat fii ci Kaolack. bu baax a baax. diree que def leen kidnappé. non du loolu parce que dañ gis am solo gi nga xam ne am na solo et puis dañ xam ne moom moo gën ci Kaolack te mooy njëriñu Kaolack léegi loolu moo tax ñuy xaar mu amaat beneen mandat du 15 jours daf ñuy kidnappé parce que ñun doomu daara lañ wax nañ la doomu daara lañ bu ñuy gis nit naw ko rek xamal ne am na qualité yu mag a mag yu nekk ci moom ak qualité yu rëy yu nekk ci moom loolu moo tax ñu gis ko ci Mariama Sarr loolu moo tax ñi koy ñaanal yàlla di wax nag waa Kaolack ne am nañ maire boo xam ne nii ñëpp ko bëgg am na ñu bëri bu ñu sañoon ñu jox leen ñu jël suñu maire bi jox leen kon nañ ci jàpp bu baax a baax ñu jàppale ko incha allah Kaolack dina gis boppam bu baax a baax ci ay président de la république bi rawatina ay madame la maire Mariama Sarr bi. alors nga jàpp ne Kaolack tey ngir mu gis boppam ci ay président de la république Mariama Sarr doon ko jege le président Macky Sall ñu gis ne parti APR bari na pàccaxoo fii ci diwaanu Kaolack nanga est-ce que jàpp ne waroon na am benn organisation moom mi nga xamante ni tey mooy maire bu Kaolack première femme aussi maire bu Kaolack mu am benn rapprochement boo xam ne def na ko ak ay mbokk leader am ngir ñu mën a gën a am juboo. waaw loolu def na ko defati ko man maa ngi fàttaliku benn élection boobu dëkk bi tàngoon na trop APR tàng lool Mariama Sarr moom moo taal otom dem seeti Nafissatou Diop seeti Awa Guèye seeti Diène Farba bépp leader bu nekk fii mu taal otom dem sa kër seeti la ñu waxtaan ñoom ñëpp ànd nekk benn dem campagne battre campagne gagner le président de la République te chaque année noonu la koy def bu intérêt population bi taxawee intérêt président de la République taxawee Mariama Sarr day bàyyi intérêt am dem topp ci seen ginnaaw dem wax ak ñoom pour ànd liggéey ak ñoom te et puis leader yi Kaolack yëpp nag noonu la ñuy def ñoom itam seen werante bi dina bëri coow li dina bëri mais bu président soxlaa wala askan wi soxla rek dañuy dem ci soxla askan wi waaw rawatina nag madame la maire Mariama Sarr mi nga xam ne ñun ci loolu lañ ko xam ci loolu lañ ko nawee ba mu tax ñu dugg ci politique. alors tey nga daal di koy laal sànq ñu ñëw ci nga doon doomu daara tey nga jël benn fonds social daal di koy teg ci daara yi tuddee ko waañu daara lan moo tax boobu réalisation. waaw ñun Kaolack lañ dëkk amuñ fenn furul Kaolack suñu sëriñ Mawlana Cheikh Islam da ko doon wax adduna bi yëpp Sénégal moo ma ci gënal Sénégal yëpp Kaolack moo ci gënal waaw Kaolack yëpp Médina moo ci gënal ñun itam amuñ dara furul Kaolack yàlla def ci ndimbalu ki nga xam ne moo jiite daara yi nekk fii Kaolack ñu ko wax Oustaz Lamine Fall créé woon benn kii bi ñu tuddee waañu daara léegi nag ba ñëwee wax ñu ko ñun ñu ne ñun de comme doomu daara lañ danañ ci def suñu kéemtalaay kattan li ñu yàlla wërsëgal lañ koy def léegi Médina Mbabo fii ma dëkk man li fi nekk ci daara mën na 30 daara ñu bëgg fi def ñaari waañ may leen waañ yooyu man maa koy def may financé maay financé suur bu njëkk bi man maa koy financé maa koy inauguré léegi loolu moo waraloon tey ñu togg ñaari mbana indi ay matériels yi nga xam ne nii muy pël yu ñuy raxasoo ak masque yi waxoon naa ko sànq ci ginnaaw ak sel ak lépp loo xam ne nii nit ñi dañ koy soxla ak lépp loo xam ne daara dana ko soxla ak lépp lu jëm ci wàllu jumtukaay pour ndogu bu indil ko waa daara ji ndax ñun doomu daara lañ lépp lu ñu am daara tax ñu am ko kon bu ñu amee dara ci daara lañ koy delloo lépp nag ci ndimbalu madame la maire Mariama Sarr la ndax moom lu ñu am ci politique moom moo tax ñu am ko lépp lu ñuy def ci politique ci mbaaxit moom moo tax ñu def ko ndax moom mooy suñ kilifa ci moom la ñu roy tànkam si ay tànkam la ñu topp. est-ce que jàppoon na genre battre campagne la pour préparer mairie bi. non parce que ñun yàgg nañu koy def depuis ñi gagné mairie bi bees
boobu lañ njëkk a woo sëñ daara yëpp dajale leen mairie defal leen ndogu lu rëy rëy ñun waa mouvement mag ñoo ko def te sànq wax naa la fi ci gannaaw ay loo yoo xam ne nii pour assainissement la ñuy joxe ko ak yeneen yoo xam ne nii ñun def nañ ko waa mouvement bi def na ko loolu booba campagne amagul mairie jotagul te ñu ngi ko doon def kon loolu li ñu tax ñu ko def yàlla dong moo tax ñu koy def ak fonk suñu askan ak et puis am kilifa goo xam ne nii dara ñoru ko lu dul askanu Kaolack. tey ñu daal di nekk ci benn contexte Covid 19 ñu gis fële ci diwaanu Dakar bëri na ay daara yoo xamante ni seen i ndongo daal di nañ leen di jël delloo ji leen fii ci diwaanu Kaolack yéen ñu gis leen ngeen di encouragé daara yi alors tey bu ñu demoon ba situation bi taxawee foofu noonu naka ngeen di taxawee ci daara yi. waaw parce que ñun fii ci Kaolack daara dafa baaxu daara la boo xoolee sunu mag ñi ba tey daara dafa yàgg fii Kaolack cosaanam la. lu jamono métti métti ak lu jamono xat-xat ak lu jamono doy waar daara yi danañ leen mën a organiser ñoom si boppam itam daara yi si boppam itam am na benn mat gu nekk si ñoom ak xam-xam bu nekk si ñoom ak respecté gu ñu respecté état ak respecté gu ñu respecté kilifa yi nga xam ne ñooy jiite muy état bi ba lépp loo xam ne nii état mu koy bañ rek na fekk si daara yi ñoom ñoo ko gën a bañ ci li ñuy wax muy set bi ñu ciy wax ñu koy sàmmwante ak distance yi ñuy wax yëpp l'islam moo ñu ko njëkk a jàngal l'islam jàngal nañu ko bu yàgg te ñun doomu daara lañ fekk na jàng nañ ko ñu ngi ko doon doxal ci daara yi waaw jamono nag dafay sensé ndax dajaloo bi ni mu doon mel ak dem di yalwaan ak yooyu mënatul am loolu ñun fekk na organisé wu nañ ba pare daara yi ndongo daara yi bi ñuy toog di jàng am nañ distance bi ñuy toogee matériel yi yàlla def na ñi nga xam ne nii ñoom daara ñor na leen indi nañ ko sëriñ daara yi leen war ak li nga xam ne nii mesures yi ñu war a jël waa xam ne waa kër docteur ñoo ko joxe ñoom xam nañ ko ndax fekk na jàng nañ ko ci alxuraan ndax alxuraan wax na lépp léegi loolu moo tax situation yooyu ngay wax yaakaar nañ ne du fi mos a yegg si ndax fekk na ñun ñi xam ko te et puis fekk nañu préparé ko ba pare. séddaleem dund gi ci diwaanu Kaolack nanga ndax yow jàpp nga ne bureau bi satisfaire na la. waaw séddaleem dund gi si wàllu diwaanu Kaolack suma xam-xam bëreegu ji nag bu baax mais daal li ma dégg président wax bu fekkee ne noonu lañ koy doxalee ñëpp dinañ si jot incha allah mais comme ndimbal bi jaarul ci loxo maire yi ndax ci loxo chef de délégué de quartier yi lay jaar et puis armée bi laa dégg ñoom ñooy jaar joxe ko sama xam-xam bërigu ci bu baax te et puis yaakaar naa affaire yi bu fekkee dafa démarré itam day doog a démarré mais daal am nañ ci yaakaar bu baax a baax ak yëqin ak li ñu xamee. coow quand même démarré na ak coow parce que dégg nga ki nga xam mooy Mansour Faye moom lañ ko dénk marché bi ak Diop Sy dégg na ay kàddu yoo xam ne jub na ci askan bi ñëpp ñu ngi wax ne de toute façon amatul transparence ci li nga xam ne mooy séddale bi. waaw Sénégal moom soxna Ndeya bi moom coow moom du fi gaaw a jóg Sénégal moom coow du fi gaaw a jóg démarré na ak coow mais war nañu bàyyi ba mu yegg ba pare bu ñu demee ba mu yegg ñu gis ne baaxul wala bu ñu demee ba ci digg ba ñu gis ne baaxul ñu doog a coow ne lii baaxul nañ ko rectifier mais loo xam ne commencé gul ñu commencé di coow man ma jàpp ne jaarul yoon man daal dama jàpp ne coow kat li ñuy wax ne ku sa gémmeen di naaj doo wax jàmm coow kat yi daal ñoom ñoo nekk di coow mais man gëm naa ne président de la république fulla gi mu am ak fayda gi mu am ak gëm gi mu gëm askanam ak responsabilité bi nga xam ne nii am na ko ak ñi mu ko jox gëm naa ne dana lépp li ci war a jaar yëpp dina jaar yoon man gëm naa loolu man ba keroog muy gisaat leneen. ñu nekkoon ci avant coronavirus benn contexte bu xaw a difficile ak l'opposition du Sénégal le président de la République ak ay coowam le cas de Aliou Sall et Petro-Tim tey ñu gis opposition boobu yëpp def benn bloc naka nga gisee seen taxawaay ci feebar. waaw dañuy wax ne mbambu rayul weer c'est Abdou Diouf moo ko daan wax buñ koy coon bëri mu mbambu rayul loolu moo war a loolu mooy Sénégal nag dañuy wax di wax mais bu intérêt Sénégal taxawee rek Sénégal yi yëpp ànd nekk benn gis nga coow li bëri woon na ñuy wax problème mu pétrole Aliou Sall problème mu nangam mais bi nga xamee ne yàlla wàcce na mbas mi muy coronavirus ñëpp dañoo bàyyi li ñu nekkoon muy opposition muy sëriñ muy ñëpp ñëw jàppale président de la République jàppale askanu Sénégal pour xeex jàngoro bi moo tax Sénégal daal di ñuy ñaan rek yàlla na fi yàlla dooli jàmm ndax suñu mag ñu baax ñi kilifa yi nga xam ne nii ñoom ñoo fi nekk muy sëriñ suñu sëriñ si baax si ñaan nañ ko te et puis itam ji nañ ko fi ba nga xam ne nii góob rek moo fi des mais incha allah bu ñu góorgóorloo ñun ñu fi nekk sàmm ko dëgëral ko rek jàmm dina fi gën a law incha allah. lan la ñu mën a xaar ci ay at yi ñu jëm ak mouvement mag ndax tey bu ñu waxee ne madame le maire Mariama Sarr
doonatul ki nga xamante ni mooy jiitu doon candidat bi fii la ci diwaanu Kaolack jëmal wàllu mairie yi ndax mouvement mag pare na pour ànd ak depuis mu commencé politique ba léegi daanaka ñun bu ñu yowoo ñu ne bi ñu commencé politique ñun lañ commencé ànd ak moom ci politique ndax yàgg nañ ak moom lool mosuñ gis mu nekk di xëccoo jiit bañ ne ko bu réunion amee moom ministre de la république la moom moo waroon a toog ci kanam toog mais dañu ñëw toog ci gannaaw ñun ñi nga xam ne man tamit moment yi ma nekkee garde corps ñu nekk garde corps sax ñun ñoo koy forcé na ko maire xay toog fii nga war a toog yaa war a jiit yaa war a def laa mu naan loolu amul solo li am solo rek mooy def li nga war a def moom mosul xëccoo jiit ay njiit mosu koo xëccoo fu nekk nii bu président jiitalee keneen itam moom dina battre campagne ndax yàgg na ko def am na ñoo xam ne ñi dañ daan jiite te moom mooy ñëw battre campagne jël alalam def ci wuuf ñëpp battre campagne gagnal président de la République. mais est-ce que jàpp nga ne loolu dina am ak coow li commencé am xam nga suli woon nañ ko fi diggante Serigne Boub Mariama Sarr Modou Ndiaye Rahma est-ce que jàpp nga ne tey bu président Macky Sall jiitalee kenn Mariama Sarr dina bootu ci ginnaaw non du question bootu ci ginnaawam Mariama Sarr buñ du question bootu ci ginnaaw mais dama wax na dégg li ma la wax sànq bi depuis Mariama Sarr nekk Mariama Sarr ba léegi bi mu commencé politique ba léegi heure bu président soxlaa wala askan wi soxla day jóg nekk ci soxla askan wi wala mu jóg nekk soxla président du loolu bootuwul ci kaw du question dafa bootu ci kaw Modou Ndiaye wala mu bootu ci kaw keneen mais ci kan la ko bootu ci kaw président de la République la bootu ak kaw askan wi waaw askan wi moo ñoo soxla président de la République ñoo soxla Mariama Sarr si ñoom lay bootu mais du bootu ci keneen. alors tey nga nekk njiital ISO Interbusiness ñu gis ko mu nekk benn entreprise bu xaw a am doole fii la ci réewum Sénégal lan mooy secret bi. waaw. budget bi xaalis bi la ñu waaw budget bi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax Ndeyami soxna Ndeyami ñu ngi sant yàlla bu baax ndax ay ndaw lañ yàlla dimbale ñu créer société bi mu ngi tudd ISO Interbusiness li ci gën a fës nag moom mooy sécurité yàlla dimbale ñu am ay ndaw yoo xam ne nii ndaw yu xarañ lañ ci wàllu sécurité ak ay mag ñoo xam ne gendarmerie lañ nekkoon dem ba retraité nekk ay colonel ñoo xam ne police lañ nekkoon dem ba retraité nekk ay commissaire police retraité ñëw du ñuy jàppale ci liggéey bi nekk suñuy mag nekk suñuy kilifa ñun ñooy directeur général bi mais ñun dañu yàlla mooy def comme ñoom am nañ expérience sax ay kilifa leen ñun ñuy dénk leen liggéey bi ñi si liggéey bu am solo yàlla di ñu si suturaal nag ñi si am di si yóbbu ci suñuy njaboot ñi nga xam ne nii ñoom ñooy éléments yi itam di ci am di si yóbbu seen njaboot mais amuñ ci xaalis boo xam ne nii bu ñu nekk di xaalis bu ñu nekk di wax xam nga sécurité amul xaalis. est-ce que madame la maire joxu leen budget aussi taxawal leen nekk ci seen ginnaaw. mais madame la maire ñun ni ñuy jàppalee du budget boo xam ne dañu koy jox mais comme bu ñuy jàppalee li demee ni wàllu société bii ci ndimbalam ak kàttanam la yàlla def ba mu taxaw et puis ak projet yi nga xam ne nii mu ñu koy wax na def leen ko di ñu digal li ngeen war a def naa ngeen war a def yoon bi ngeen war a jaar ñun noonu la ñuy jàppalee parce que moom da koy wax naan maye jën jàngal ni ñuy nappee jën moom moo gën moom du maye jën moom day jàngal ni ñuy nappee ñun daf ñuy teg ci yoon nañu nii ngeen war a def nii ngeen war a def nii ngeen war a def ñu fexe bañ am ay kii yu normal fexe bañ am société bu taxaw léegi mu wan ñu yoon bu ñuy jaar ñi siy jaar di ci am lu ñu suturloo ñun ak ñi nga xam ne ñu ngi bokk di liggéey di yóbbu suñu njaboot. alors xam naa émission bi jeexee waa commercial dinañ la woo nga wax ak ñoom puisque bi ñu toogee ba léegi Mariama Sarr d'accord bu ñu paree waa commercial ñoom dinañ wax ak yow nga daal di leen fay budget boobu mais lan la ñu mën a xaar ak mouvement mag ci ay at yi ñu jëm encore une fois. waaw incha allah ci kàttanu yàlla am na projet yu mag a mag ñu ngi ci nekk ñun waa mouvement mag yoo xam ne lépp ci askan wi lay dellu bu soobee yàlla du yàgg dara même li ñu commencé nii tey ci daara yi bëgg nañu ko continuer ci daara yëpp ci xam ne ci weeru koor yi bëgg nañu ko continuer ci daara yëpp incha allah bu ñu yàlla defee ba ñu jënee si jàngoro bi itam am na yu am solo yoo xam ne nii ñu ngi koy préparé pour askan wi mouvement mag di ba pare dina leen woo di ngeen ko gis incha allah. waaw di sant bu baax a baax waa Kaolack yëpp di sant bu baax a baax sunu sëriñ yi ak sunu ndongo daara yi di ñaan yàlla ci jàngoro bi yàlla jeexal ko fi di leen sant bu baax a baax nag yéen waa Saloum Actu di rafetlu seen liggéey ay ndaw ngeen mais macha allah ndaw yu am xam-xam ngeen et puis ndaw ñu jum ngeen et puis ñu gëm seen dëkk ngeen ñu gëm Kaolack ngeen gis nañ seen liggéey rafet na lool dañuy ñaan yàlla jàppale leen di leen dénk nag autorités yi nekk région Kaolack yëpp na leen télé bii mooy seen télé ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp ci et puis ñaan yàlla suñu borom yàlla may leen kattan te yàlla may leen ak dëggu ak jub boo xam ne doo leen farfarloo ci li ngeen di liggéey lépp lu leen ci def rek mu nekk yoon te yàlla dimbal leen bu leen ci am benn du leen fakasal loolu daal moom mooy suñu kàddu di wax nag ne ñun comme ni ma ko wax sànq dañoo yore société de gardiennage te gis nga moment yi ni mu demee ak coronavirus bi couvre-feu bi laal nañu lool laal suñuy client
ba ñun boo ko xoolee ñu ngi toll ci nii. soo paree dag may waaw amul benn problème moo paree fay commercial bi ñu fa toll ci 2 mois yoo xam ne fu nekk nii ñun suñuy client fayuñ ñun ñooy obligé di dem suñu banque di génn di fay suñuy élément ndax bëgguñu itam suñu élément yi naka fayeeku beneen bi ci des itam suñu élément dañ leen a comme ni situation yi ni ñu demee ñun ñoo leen loosé di leen jox seen lekk di leen jox seen naan di leen jox matériel yi ñu war am yëpp loolu itam xaw na métti si ñun xaw na di si ñun ñu ngi ñaan daal ndimbal yi nga xam ne ni état bi mu ngi koy defal entreprise yi yëpp ñun itam mu jàppale ñu suñu entreprise mu defal ñu ko comme loolu ngeen ne publicité la dinaa jaar commercial. publicité la message bi jàll na mais boo paree rek nga daal di fay commercial amul benn problème mais di kontaan bu baax a baax ci émission bi di leen sant di leen gërëm di wax ne li ngeen defal ngeen ñi defal rëy na trop si ñun di ñaan daal Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm di sant nag suma waa kër yëpp muy góor di jigéen di mag di ndaw di sant nag waa mouvement mag bu baax a baax di tëjee nag di sant suñu maire suñu ministre madame maire Mariama Sarr man damay wax ne am na ñetti maire yoo xam ne nii ci Sénégal président bu ci amoon 10 maire rek kon Sénégal yëpp baax waaw muy madame la maire Mariama Sarr ak Moustapha Mbeng maire Kër Massar ak Pape Gorgui Ndong maire Pikine ñetti maire yooyu moom bu ci président amoon 10 rek konoon Sénégal jëm kanam mais ñi ngi ñaan yàlla ñoom maire yooyu yàlla dafa leen sutura yàlla dëppale leen ak seen population yàlla may leen ndam may Sénégal yëpp ndam ñu ngi sant bu baax a baax di jégalu encore une fois di sant bu baax a baax yéen waa Saloum-Actu merci beaucoup jërë ngeen jëf. ok jërë ngeen jëf ngeen daal di koy dégg xam naa dinañ ànd ak moom dem ci ñetti maire yooyu ñu tudd ndax ñu defal ñu ay baax parce que mu ngi leen waxal seen i baax donc émission sunu leader la woon l'émission tire à sa fin ñu doon dalal Dame Tambédou président mouvement MAC ak président bu ISO interbusiness dégg ngeen ko décortiqué na ko ci biir émission bi donc wax na ci wàllu politique wax na ci mouvement wax na ci aide sociale bi nga xamante ne nii moom la daal di amal loolee nag mooy rek wareefu émission sunu leader lépp loo xam ne question politique la nee naa leen dinañ leen ko tontu ci biir émission bi topp leen ñu bu leen ñu bàyyi benn yoon waaye nag dañuy daal di jaajëfal équipe bu Saloum-Actu ñoom ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo jàpp ci liggéey bi ba mu mën a yemb Pape Maysa Diop ci caméra bi Fallou Gallas Silla ci càmbar gi ngeen ci doon ànd ak man des leen di woy di teewlu suñuy ay programme di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen leader ak émission sunu leader ñu ni neen wuute mën ta ñàkk naam waaye fu nu waxtaanee jubóo wuute mën ta ñàkk naam